recevoir na tous les acteurs politiques secteur privé syndicats yi les artistes les communicateurs traditionnels les chefs religieux bàyyiwul kenn ku ci nekk mu déglu sa xalaat malgré il est chef de l'État mën a jël mesure sans du tàggu kenn pouvoir boobu en tant que chef suprême des armées am na prérogative boobu du tàggu kenn mais dafa jël mbir mi delloo ko yàlla suñu borom ne man mii Macky Sall président de la République sénégalais là comme tous les autres sénégalais malgré ma chef de l'État mais naa waxtaan ak opposition pouvoir opposition tamit ñu ngi leen di nuyu di leen saluer parce que wax dëgg yàlla ils ont été quand même des patriotes lii mënoon na am en commençant par Idrissa Seck mu woo ko ñëw wax ak moom gis ngeen bi mu génnee yan discours la ci jël mu jël encore Khalifa Sall gis ngeen bi mu fa génnee. mais Sonko yaay na leen de. Ousmane Sonko même moom. yaay na leen de non wuy ma même bi mu ñëwee xam nga ñëw bi déjà ça parle. waaw quel que soit mën nga génn wax loo xam ne lii sa xalaat la mais au moins ñëw na wuy su mais buñ il faut comprendre aussi am na yeneen kàddu pour bëgg am buzz la mais ça il faut le comprendre. non Sonko wuy ma rek daf leen yaay parce que li mu doon ragal foofu noonu après. l'histoire nit mën naa ñëw wuyu ci dara en tant que patriote su génnee benn kàddu rek ne tëf rien que pour créer buzz. mais moom xam na ne bi mu ñëwee wuy si Macky Sall wax ak moom bu génnee wax déjà que ne denrées yi lii lañ leen wax lii leen war a def ça veut dire que nit da ngay nekk homme d'état dafa jafe Macky Sall mii yor pouvoir mënoon jël kàddu sans consulter la def li muy def bu waxtaanee ak yow boo génnee dugg ci télé yi di wax dafa des ça reste il faut que sénégalais yi xam mën a def différence entre homme d'état ak homme ku bëgg siiw. non mais askan wi dafa am droit xam. mais bi ñu waree xam nga am na lu ñu war a xam mais am na loo xam ne waruñ koo xam dañ ko war a gis. nañ ko maanaam mbirum dund bi donc pour nga mbirum comprendre dund bi na ko jaarale si yoon loolu opposition yi bi ñëw déglu ko waxtaan ak mais yay na leen de. d'accord na parce que quelque temps après am na coow bu juddu woon am na coow il a été patriote bi mu ñëwee mais bi mu génnee aussi ay pions yu mu sànni on comprend on est sénégalais comme lui ah yenn saa yi da ngay gis nit jël benn kaddu wax ko bëgg a siiw bëgg a jël bose yooyu comprendre nañ ko mais sénégalais yi déjà kenn mënutu leen nax et il faut savoir que chaque année ci biir réew mi Sénégal le Sénégal de 2018 bokkul ak Sénégal bu 2019 Sénégal bu 2019 du bokk ak Sénégal bu 2020 bu 2020 incha allah yal nañu yàlla may ñu fekke ko ak 2021 du bokk. ndax tamit loolu il faut que sénégalais yi xam. mais ndax mën nga leen nax mais benn yoon lay doon. mën nga leen nax mais benn yoon lay doon. oui c'est ça. mën nga leen nax. foofu laa yem 2019 xam nga man sama lamiñ nekkul sama poche. mën nga leen nax mais benn yoon lay doon. mais benn yoon bu dee c'est-à-dire que da ngay gonfler tegale ay yoo xam ne mënoo ko comprendre bu ñu demee ba découvrir nga xam ne li nga doon wax ak li am réalité bi bokkul loolu mooy mënoo leen nax tey foofu laa yem boo avancé ma avancé. non man comprendre ma de. bëgguma nga concentré wu émission bi ci benn. waaw mais non comprendre ma c'est-à-dire comprendre ma. waaw li nga comprendre man wax naa ko ba pare li ci des sa xel rek na mottali rek loolu laa lay wax. mais quelque temps après danoo dégg coow jëm si aide alimentaire. wax dëgg yàlla Sénégal d'abord. du ñu remercier ñëpp xool kilifa diine yi ni diine bi 95% tey ci biir Sénégal 100 yoo jël 95 yi c'est des musulmans ak diine chrétien. ñoom tamit ñu arrêté dem église sénégalais yi comprendre que ne te loolu wax dëgg yàlla du malgré mesures yi Macky Sall jëlee la mais seen njëriñ bopp la. waaw ndax coow li si judd après seen njëriñ bopp la. ñëpp ñoo dawal compréhension xam ne mbas mi ni ñu ko war a gérer restez chez vous loolu la ñu wax. toogal sa kër ça ne veut pas dire que dañu tere julli di war a dem julli juma mais non man soriwuma ci téere alxuraan mais xam naa ne comprendre naa bu feebar ñëwee bi nga xam ne day reyaate. nuñ ko war a moytoo loolu yaakaar naa diine bi bàyyiwu ndax coow li judd après loolu aussi ñu ngi ciy remercier xalif généraux yëpp ak yeneen kilifa diine yëpp taalibe yi ak seen kilifa yëpp bàyyiwuñu kenn ndax compréhension bi ñu dawal ba kenn déggu leen mooy compréhension la boo xam ne xam nañu njëriñ askan bi la ñoom ñëpp di remercier les communicateurs traditionnels dinaa la bàyyi si fin bi remercier les personnels de la santé Diallo non fin bi dinaa la may nga remercier mesures yi président jël bu ñu amutoon personnel de santé bu compétent wax dëgg yàlla résultat bi ñuy wax ne nii Macky Sall am na ko moom am na ko mais wax dëgg yàlla bu ñuy wax te yàlla tax du moom kenn mesures yi moom la mais liggéey bi nekk sur à la base bi wax dëgg yàlla. suñuy tëj naa la bàyyi tamit nga lancer waale sa message waaw suñuy tëj naa la bàyyi nga kiiwaal mais coow bi si judd après ndax loolu xajamalul cere yi ndaxte ñëpp danoo bootu woon si ginnaaw président de la république ngir xeex mbas mi ñu dem ba si biir ay xel tey si ñuy naan scandale am na si wàllum dund bi ni nga koy joxee marché yooyu monsieur Diallo ndax loolu xajamalul cere monsieur Diallo xaar ma wax la rek
xam nga yàlla dafa dogal mbir mu réussir ba pare bu nekk 100% réussite même soo ko bëggee xajamal yow yaa ci tilim parce que mbir mi réussir na ci njëlbeen bi Macky Sall yoree ndogal ginnaaw yàlla yor leng yi nekk président de la république mën a jël décision jël ay décret signé ko te mu nekk loo xam ne dañ koy appliquer mais mu naan président de la république la naa waxtaan ak ñëpp comprendre nga déglu leen seeni xalaat ba pare jël mesure wadd ko ci suuf lu yooyu mbir bu ñu demee ba mu génnee ci 69 milliards bu ñuy waxte yàlla tax sénégalais yi dañu am surprise personne n'attendait pas que Macky Sall dina jël 69 milliards def ko ci denrée pour jox Sénégal pour jon askan bi seen dund kenn xaaru ko woon. mais xaalisu askan bi la. non d'accord na mais xaalis askan bi la mais bu dogalul ñu génne ko kan moo mën a dem fale ci trésor génnee xaalis. moom moo amee dogal bi. moom moo amee dogal bi donc nag bu ñuy waxte yàlla te xaalis askan bi la mais dogal bi moom la kon nag nañ ko santé gërëmee ko mais wax dëgg yàlla boo waxlee te yàlla tax sénégalais yi ñi nga xam ne am nañu mbetteel man ñi ma waxal 95 ou 16% des sénégalais am nañu mbetteel ne Macky Sall jël 69 milliards jox ko. kon yow daal dara la tuuti sa xel mu nekk 1 million de familles. 1 million de foyers. imagine ñu jox la ñaari saaku ceeb. imagine ni sénégalais mel ci ceeb ñu jox la 10 litres d'huile parewul xam nga bu ñu la joxee ceeb wax dëgg yàlla bu ñuy waxte yàlla tax nan la ci boole diwlin su dul loolu dañ la leen na ko sombi ku la jox ceeb joxu la diwlin nee na sa ceeb bi demal nga sombi ko parewul foofu damay waxte yàlla tax mu xalaat ne wax dëgg yàlla ni sénégalais yi mel nan leen jox suukar ndax suukar moo gën a jafe am café ak ay pâtes alimentaires ak saabu am na ñoo xam ne aussi du café rek la ñuy naan am na ñoo xam ne ñii kenkelibaar la ñuy naan ñii naan café ñii naan dute ñii naan ñëpp gis na seen bopp bëgg a wax loolu yooyu mbir bon dama lay wax rek yooyu mbir ça veut dire que nee na leen ku joxe suukar nee na la bul naan café dose bu fekkee ne diabéto bu ñu waxte yàlla tax c'est-à-dire que boole na ci ñëpp pare aussi mu ne am na ñoo xam ne aussi mën nañu am ne ku mel ne Woré Sarr moom laay faral di tooñ xëy na mën naa même bu jabetul dama ko daan wax ne boo gisul lu Macky Sall di def ci wàllu ceeb rek ça veut dire que da nga jabet dama lay wax encore mu boole ci pat nga xam ne am na ñoo xam ne ne ceeb arrangé wu leen mu jox leen pat loolu parewul de ku dox ci Sénégal nga yëg wàcc boo yóbbul sa yëree pressing da ngay génnee saabu di fóot mu boole ci saabu nit ñi dañu am lu ñuy sangoo ñu am lu ñuy fóotee seen yére wax bu ñuy waxte yàlla tax ba pare malgré tout ça mënoon nañu jël loolu yooyu mbir ma wax la ko rek ñu jënd ko façon jënd boo xam ne 109 milliards yëpp ñu investir ko lépp ci ñi fi nekk ci biir Sénégal yi lañ jox bu yooyu mbir nañ ko indi mu bett encore commerçant yi mbënd mi ñëpp la bett mais malgré loolu xoolal ginnaaw raay la Mansour Faye lancé ñëw nañu Sénégalais ñoo ci teg seen bët même bu dul gumbo bu dee sa nopp neex na yëg nga ne li Macky Sall dogal yi Macky Sall jël mu ngi egsi ci population yi